egsi nañu ñu lay nuyu di la dalal. maa ngi lay fay Adja Fati di nuyu ñëpp ñi nga xam ñoom lañ bokkal plateau di leen félicité. mu ngi noonu ci kanam tuuti daañu waxtaanee loolu ñu naan cousinage à plaisanterie wala sax wàllum kal mais laataa loolu ñu ñëw def taxaw seetlu ci mbas mi pooy corona Fatoumata Touré moo ñu defal taxaw seetlu bi. lu ëpp ñenn fukki million ngi nit daa ci amee li nga xam ni moo di feebar bi di coronavirus ci àdduna wërgal këpp million ak lu topp nag daa ci ñàkk li nga xam ni moo di seen bakkan fii ci Sénégal bi mbas bi duggee ba tey ñu nemmeeku ni rek ci fan yi mu ngi rek daa ci daltu ginnaaw ndaxte chiffres yi nga xam ni rek ministère de la santé et de l'action sociale joxe na ko ci dimanche bi rek 26 la ñu wax ne ñoo amee li nga xam ni moo di doomu jàngoro bi fi mbas bi duggee ba tey lu ëpp 15000 daati rek amee li nga xam ni moo di feebar bi 13000 ak lu topp nag ñoom wér nañu ba ñibbi seeni kër 317 ñoom daati ñàkk seen bakkan bu ñu jógee Sénégal daati dal ba Maroc ñoom nag li nga xam ni moo di seen état d'urgence dañ ko rek daati yokku ndaxte ci 24 heures rek 2721 cas yu yees la ñu daati am loolee sax indi tiis ak njàkkare ci dëkk ba bu ñu jógee Maroc daati dem ba fi nga xam ni moo di France ñoom nag ci 24 heures rek lu toll ci 30 000 nit am nañu li nga xam ni rek moo di doomu jàngoro bi 90 daat ci ñàkk li nga xam ni moo di seen bakkan loolee sax moo tax li nga xam ni rek moo di couvre-feu ñu daat ko fay def jëm nag ci dëkk bi nga xam ni moo di Île-de-France Toulouse Montpellier Lyon ak yeneen i dëkk couvre-feu boobu nag tàmbali ci samedi bi commencé nag ci 21h daat ci jëm ci 6h du matin indi nag ay conséquences yu bëri jëm ci wàllum li nga xam ni rek moo di koom ndaxte ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci wàllum restauration ñoom dañoo jàpp ni rek dina rek daal leen indil ay jafe-jafe yu bëri ñi nga xam ne tamit ñooy yëngatu ci caada ak cosaan jàpp ni dina leen indil tamit ay problème Royaume-Uni tamit naka noonu ndaxte moom mooy dëkk bi nga xam ne nag nekk na ci Europe nga xam ne nag coronavirus laal na leen bu baax ndaxte ci 24 heures bii rek 16982 am nañu li nga xam ne rek moo di coronavirus États-Unis tamit dellul ginnaaw benn yoon ndaxte fi mu tegoon tànkam ba tey foofee ndaxte saa su nekk rek seeni taux de contamination di gën a yokk loolee sax moo waraloon am na ay essais cliniques yu ñu commencé woon ci ay vaccin ñu daal di koy dakkal ndaxte li ñuy bañ rek moo di ay effets secondaires daal ci am ci yenn patients yi. Fatoumata Touré ñu sant ko bu baax gërëm ko ci corona bi quand même situation bi amoon na peut-être évolution positive mais gis nañ yeneen pays yoo xam ne delluwaat nañ quand même ci yenn mesures yi fu ci mel ni France plus de wala près de 30 000 cas par jour c'est compliqué. Surtout hier je pense qu'il y a eu 30 000 cas démb et 85 morts. C'est-à-dire que yëf yi mi ngi commencé di jógaat parce que là on sait pas. kenn xamul ndax données climatiques bi gars yi doon ragal dafa léegi dugg ci yëf yi. parce que bi ñu génn ci automobile di waaj a dugg ci hiver bi. seet nañ ni cas yi mi ngi gën a yokk ba tax na ni léegi commencé waat nañ jaaxle yenn mesures restrictions yi commencé waat bu baax a baax. parce que ñoom je pense que kañ ñu commencé seen couvre-feu bi démb. démb lañu jël di ko contesté mais 30 000 cas par jour moom c'est quand même énorme c'est énorme. que hiver bi comme ni nga ko waxee comme ñi ngi ci jëm mu gën a sedd les gens pensent que virus bi day gën a am ànd ak jaay donc moom moo taxee na kilifa yi bëggoon cee jël boobee mesure. plus de 80 morts ci journée bi aussi. parce que 85 noonu la commencé woon. oui mais dañoo ñëw 80 85. 100 et puis ay 200 500 Italie 500 600 morts. entre Italie ak Espagne dem nañ fi ba 1000 sax. waaye par jour 1000 par jour et je pense que loolu tamit daf ñuy tiital. même si fii on sent l'effet contraire. gis nañ ni que yëf yi mu ngi wàññeeku bu baax a baax. suñu sukkandikoo ci chiffres yi nga xam ne moom mooy génn ci bulletin journalier bi mais de l'autre côté quand même c'est totalement le contraire foofu tamit dëkk la boo xamee ne ñun dañ fa am ay mbokk tamit ku nekk am na fa rak cousin mag et cetera te en plus dem rek dikk bi dafa ubbeeku na la preuve temps yi gis nañ fi njiitu réew mi di jóg di ñaax nit ñi ñu vigilant ci frontières yi ministère bi yor wàllu transport bi exiger
ay tests pour ñu fii nga xam ne ñoom ñooy ñëw ci dëkk bi. mais bon est-ce que loolu yëpp quand même ça peut régler la situation on verra. mais lii yëpp daf ñuy yokk ni que ñun war nañu gën a vigilant. xam ni que l'affaire là ba léegi mi ngi fii. demagul benn yoon. bitim réew la jóge woon te ba léegi mi ngi fas dal bitim réew. ça veut dire que war nañu gën a vigilant. doyen Abdou Aziz lii Cheikh Tidiane wax am na solo ci mbas mi bitim réew la jóge woon ñëw fii gisoon nañu mu metti woon lool ci ñoom après mu wàcc léegi dafa mel ni mu ngi yéegaat également. mi ngi yéeg ci dëkk réew yu bëree bëri liñ ci wax. conditions climatiques yi nee nañu bokk na ci. mais ñaareel bi ci des aussi bàyyi ndiku nit ñi. parce que bàyyi ndiku xam nga ñoom seen liberté dafay àgg foo xam ne mën na am yu ne. bari ki dem rek bi ñu jëlee mesures yooyu pour ñu mën ko appliquer gis nga ñu ngi génn naan d'accord wuñ ci. mais li tax d'accord wuñ ci aussi mooy dañuy ragal confinement boo xam day indiwaat yeneen problème sur le plan économique. loolu tamit dañ koy ragal. mais moo tax rek ñuy jël couvre-feu de 6 heures du matin à 9 heures et tout ça ba pare teg ci ay restrictions. parce que lépp loo xam ne àndul ak discipline day indi coono. moo tax relâchement bu am rek war nañ cee toftal ay nit ñoo xam ni kuréel yoo xam dañ fiy nekk di saytu. nit di leen sàmmonte ak yoon. parce que ñàkk dëppoo ak yoon day indi pëccëxoo goo xam day jur loraange ci askan. pëccëxoo gi de musiba naaru laay rek la ñu mën a jural Modou Fall. virus bi jaaxal na leen jaaxal nañu ñun ñëpp boo xoolee ñoom bi ñu génnee ci déconfinement indi nañu ay amende yi yéeg 130 € ba 250 €. boo takkul masque. tey jii boo sukkandikoo ci docteur Raoul xawoon na ko expliquer nee na le virus est beaucoup plus virulent actuellement en France ak en Europe. xëy na c'est lié peut-être li Diaw wax muy les raisons climatiques muy hiver bi mais ci Sénégal également bu dalee ñun dañuy tiit parce que gis nañ la montée des cas importés. montée des cas importés wax duggante bi dafa am solo. ñoom dañuy ñëw ñun dañuy dem. mais li ci ëpp solo rek mooy nañu respecter toujours mesures barrières yi. ni ñu daan defee ñu defee ko. et puis ñaan yàlla mu dindi fi mbas mi cat. amiin yal na yàlla nangu ñaan ñu am yaakaar rek ne 2020 bi suy jeex dina yóbbaale ñoom coronavirus sax xam nga xale yi sax léegi daanaka ñi mën a dox tuuti sax buñ gisee dañuy xam takk masque parce que dañu tombé ak période bi quand même c'est compliqué yal nañu fi jugee cas contact cas importé cas communautaire ak confinement ak reconfinement ak déconfinement mu ay baat yoo xam ne ci coronavirus bi ci lañ ko maîtriser parce que dafa mujjoon bokk ci suñu quotidien di ñaanal ñëpp ñu mucc ci li nga xamante ni si moom mooy mbas mi te ku mu dal itam yal na borom bi fëgg sa bopp léegi